Assalamualaikum yéen waa àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu tey dañoo ñëwoon tey ci plateau bi di dalal Waly Sakho nag booy dégg Waly Sakho moom mu ngi jógee Thiès waaw yàlla di ko dimbali ba mu ñëw nekk fii ci Dakar ba mën fee am lu bare tey lu ko yàlla dimbalee ci wàllu liggéeyam. xam nga mu nekk liggéey tamit bu barkeel macha allah léegi Waly Sakho tey liñ ko dalalee ci plateau bi mooy wax dëgg yàlla xayraat saa yu ayee dañ koy gis carrément day sonn ci waañ bi carrément te moom la ñu jagleel waañ bi mu nekk ci di jàppale nit ñi ci togg yi di surveiller togg yi ba lépp lu nga xam ne ni tey bu paree moom mooy génn di servir di xool affaire yi ndax jaar na yoon ak nu muy mën a gën a doxee waaw Waly Sakho boobu tey moom la ñu dalal tey ci plateau bi Waly Sakho lan ngay nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaani rajim gannaaw ba nu sante yàlla jul si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu wasila El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom almahdulilahi muntazar maa ngi leen di gërëmee ñëpp di leen remercier di njiital si remerciement bi waa Kifne TV yéen ñi ma invité si plateau bi parce que lii dafa rëy ci man nekk ci dara di ci yëngu bañ gis sa efficacité ba invité la ci loolu sant yàlla gënu koo rëy waaw loolu daal laa am lu ma leen di nuyoo yéen ñëpp la ngeen jëf. waaw Waly Sakho gannaaw bi nga tontoo ci laaj bi ci ñëw ci nuyoo bi léegi nag ñu ngi ñëw ci yow ci laaj di la wax waañ bi naka nga ñu mën a expliquer waañ bi coono yi ci nekk ak yëpp waaw loolu la ñu laaj. xam nga wàllum wàññi moom organisation bi bari na coono goo xam ne nii foo ko dàkk rek weesu na ko nit tamit dina la ci ndaw ndax ni ngay liggéey toujours daal bu événement amee ñii dañuy kontaan ñii duñu kontaan mais àdduna moo tëddee noonu donc man ni may doxalee rek mooy li fi góor gi bàyyi woon li am solo mooy na ñëpp lekk ñëpp naan pour jéem a satisfaire organisation boobu yàlla def ko mu réussir daal. gannaaw bi nga tontoo ci laaj bi léegi Waly ñu ngi laaj maanaam waañ bi lan nga gis ne lii mooy difficulté bi ba ni nga koy bëggee matalee ba affaire bi di mat carrément lan moo nekk ci difficulté ci waañ bi. waaw poser une question bu am solo sëñ bi parce que ñun waañ bi souvent difficulté bi ñuy am mooy problème mu matériel souvent boo xoolee bu ñuy yàkkee bu may séddale le temps que ñuy dugg ci tente bi def yóbbu première lot bi day amay fay bàyyi équipe ñu xaar yenn bool yi pare ñu ramasser indiwaat ñu raxas ko bëgg ci tibbaat te loolu dafa nekk loo xam ne nii matériel bu ñu manqué la problème mu indee tamit dañ koy am souvent ma ne moom yàlla def na mat na mais problème mu indee kuddu ci noir kuddu luus ak ay bool bokk na si lu bari lu ñuy manqué waaw ak ay satala ak show yi nit ñi raxasoo ak jàbbe yooyu ba pare dafay nit ñi loolu daal manqué nañu manqué goo xam ne nii bu ñu distribué toujours bu yéexee rek loolu moo koy yéexal parce que bu ñu amoon plus de 200 bool 150 bool foo ko tibbee foo jugee yaakaar naa boo fa dellu 5 nga fa yóbbu wala 10 mais souvent 50 laa jugee wala 60 léegi bu mu jógee 50 60 li may dese du bari mais après day indi perturbation ci liggéey mais bu ñu amee nag loo boo xam ne nii plus de 200 bool bu ñu ko amoon tey bu ñu jugee boo tegee xam nga ñëpp bu ñu sukkandoo doo fa nekkaat di delluwaat di yóbbuwaat loolu daal bokk na ci suñuy jafe-jafe waaw. léegi ñu laaj ci comme jafe-jafe bi nga expliqué noonu mais est-ce que waañ bi ci wàllu ñiy togg est-ce que da ngay am ci ñoom jafe-jafe am yàlla sa diggante ak ñoom yombalal na li la liggéey bi ba ni nga koy bëggee muy demee noonu ci côté ñiy def organisation bi ci sa côté ñi lay jàppale. waaw loolu moom parfois rëq-rëq mënu see ñàkk
mais après biñ demee ba ci cappaandaw ga ñoom ñëpp dama leen waat ñu toog man leen baal leen maax parce que bu ma ko du sama coobar li may intéressé mooy bis bi réussir rek. bu weesoo loolu moom ñoom ñëpp ay jàmbaar ñu wax dëgg yàlla parce que nag waañ ak loolu ñoo ànd mais dafa laaj pas-pas ak fulla waaw loolu la laaj pour nga diriger ko moom foog nga am fulla bul xool ma sàmba ma dem bul bañ kenn ku la mere parce que jàppal ni yonente nga koy defal donc li am solo mooy moom na kontaan bu kontaanee ñëpp kontaan bu affaire bi buñ si nekkee ba mu tas ba def leen mu tas ñoom ñëpp dañoo leen baal leen maax bis bee ko laajoon rek yàlla na yonente kontaan góor gi kontaan ba déwén après daal di dem. léegi benn question boobu leer na léegi dañuy laajaat si côté kii bi côté tente bi nii comme séddale yi ngay def naka ngay def ba muy jaaree yoon noonu loolu ban technique nga ci am ba affaire bi di jaaree yoon noonu. loolu moom dama ciy dool di sant suñu borom parce que ku mën rek yàllaa la mënal ku def mu sotti yàllaa la jàppale du sama njàmbaarte du sama dara dama ciy sant yàlla ndax am na ñoo xam ne ñu ngi si biir di liggéey li ma mën nañ ko mais dafa nekk loo gis mbooloo ma gis foog mu am njiit nag taxul ñu jiital la nga foog ni yaa mën lépp donte maa ngi ciy yëngu maa ngi ci demee pas-pas parce que man bi ma paay di fal man sax yëguma ko dama xëy rek ñëw réunion bi réunion tasee ñu am ñu ma woo di ma félicité ñu ne ma dan la fal ci organisation bi lii ak lii ak lii donc loolu xëy na peut-être mën naa ni ndimbalu yàlla ak sama engagement moo ma ko may waaw moo ma ko may mais daal bu loolu weesoo moom sant naa yàlla lool ci côté boobu parce que lu toll ne dalaa lu xayraat nga xam ne tey jii àdduna bi yëpp moom la ñuy wër muy góor gu màgg di Alaaji Modou Ngom ñu jël la si ay mbiram ñu am benn parti bu na jël teg ko sa loxo man pour man loolu rek doy na jaamu yàlla loolu ndam la moo tax lu ma mën a lu mu dinaa ko si def dinaa ko téye sama fukki loxo ak juróom parce que bu taxawee damay jàpp ni góor gi moo taxaw te moom laay defal waaw. question boobu leer na léegi yow li ñuy laajaat mooy boo nekkee ci waañ bi liggéeyal yàlla ak yenant après yow loolu lan ngay yëg. dimension bu doy waar nga ma posé parce que parfois ma toog parce que nit laa toog sama ruq toog ma xool mbooloo mi ni ñu toll ma sant yàlla am lu ma yëg sama xol mbégte boo xam ne nii mën a yàlla rek ñoo ko xam parce que tamit dafa am loo xam ne nii ndam la ci taalibe nekk ci moro ak say morom donte ñëpp jàmbaar lañu mais yàlla dimbali la nga am benn poste bu la jox boo xam ne dafa sensible poste bu sensible la waaw boo amul maîtrise boo amul fulla dëgg doo ko mën a yor mais li ma ci yëg daal mooy ak cant gu mat sëkk laa ci yëg ak cant gu mat sëkk laa ci yëg saa bu ma liggéey ba pare damay sonn mais moo gën coono leneen coono yàlla coono yonente bi coono góor gi moo gën lépp loo gis si àdduna parce que lu waay def si àdduna rek bu du woon ñooñu tey jii kenn du am bay xalaat coono kon yaakaar naa ñun seen coono bànneex lay doon maa ngi tey damaa dem liggéey tey sànq laa ñëw 2 heures dama dagg sama liggéey ñëpp parce que xam naa ni añi bu ma ñëwul dana xaw a sooxe tamit maa ngi remercier Matar Ngom de passage sama adjoint moom it jàmbaar la parce que tamit loo gis lu ne kenn rek mënu ko nit la koo xam ne nii sant naa ko lool gërëm naa ko parce que bu ko neexoon ni sama sëriñ la du ma ko jiite Matar bu liggéey amee gisu sëriñ ki lu ma wax mu ne ma loo waxal li nga bëgg ñu def ko nii nga ko bëggee nan demee noonu lu muy def ko wax mu ni dem leen ci waali lu ko wax mu ni dem leen ci waali donc moom it dama koy remercier de passage parce que tamit yombale na ma sama liggéey parce que jàppale na ma ci te tey bu ko neexoon ni man kilifa la te effectivement kilifa la. léegi question boobu leer na li ñuy bëgg a laaj nag dañ lay laaj ci ñetti fanu 12-12 bi lan nga ci sentir sa diggante ak yàlla. bon ñetti fanu 12-12 li ma sentir sama diggante suñu borom mooy sant góor gi lu tax ma ni sant góor gi boo xoolee àdduna bi ba mu daj moom rek moo fi màggal yàlla moom rek moo fi def 12-12 te dégg naa ñu ni 12-12 moom moo ko moomoon mais moo ko baaxee jaamu yàlla yi kon yaakaar naa cant ñel na Alaaji Modou Ngom ci geste boobu mu def àdduna bi gisoo kenn ku ni dañuy màggal yàlla gisoo kenn ko xam ne dañuy tekki seen lépp def lépp comme ni ñu juddoo woon sol lu weex tàll toog di sikkar pendant ñetti fan di wàcce jàng alxuraan di sikkar jël seen alal boole cotisé yi jox nit ñuy lekk di naan pendant ñetti fan màgg di nga dégg façon manifestation bu nekk si àdduna bi mais màggal yàlla
yaakaar naa man de Wally Sakho dégg gu ma ko fenn donc loolu rek fierté boobu doon na mbégte si man mbégte gu doy waar waaw. tontu boobu moom leer na wax dëgg yàlla léegi li ñu soxla nag mooy Wally léegi wax ñu si yenant. ah Moustapha kooku mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax kooku doomu Abdallah jooju kooku kenn du moom ndax loolu la ñu jàngal daal xeeraat si lépp Muhammad la te Muhammad daal xol bi dafa fees waaw dafa fees macha allah am nañu mbégte ci moom carrément parce que lii yëpp day wane ñoom jàngale bi ñu am ci seen góor gi ñuy wax El Hadj Modou Ngom parce que tey nit buy boo ko waxee ne wax ñu si yanant moom mu mën a toog waxee noo xam ne nii sax mënu la yeggali wax ji ndax xol bu fees dell ci yanant loolu moom grâce ñoom seen njiit seen sëriñ seen wasila ñu koy wax El Hadj Modou Ngom loolu moom moo tax waaye nag dañ laajaat beneen question waaw te kooku moom foog nga tontu si waaw léegi nag Wally waaw xam naa xol bi fees rek xol bi moo fees mais wax ñu si El Hadj Modou Ngom balaa ñuy tàggatoo. El Hadj Modou Ngom man ni ma ko xamee ak li mu dugal xayraat man maa ngi juddoo Louga Nguma Ngéwul bi sama papa génne àdduna lan ma joxe Thiès ma dem fa di jàng école mais xam nga nit moom bu la joxee rek li si bari su bari doo ko mën a kii daal mu obligé sama jàng yàqu ma dem jàngi métier bi may jàngi métier juste fekk waa Thiès def ay gàmmu bu ñu def gàmmu comme que ki ñu wax Abdourahmane Dieng am na benn doom bu ñuy wax Ali Dieng sama xarit la ñoo depuis fukki at la ñuy àndandoo ba tey yàlla def ñu bokkandoo dugg xayraat gars yi bu fa ñëwee di gàmmu man damaa toog si gàmmu bu ñuy woy may fecc nii di def si kër si nii di def si kër si nii mais parfois ma dem kër Dieng ki ñuy wax Mayrem Ba di doomu Abdourahmane Ba di kilifa ci association bi moom maa ngi koy nuyu de passage Mayrem ñuy waxtaan ci yonent bi di ci waxtaan ba yàlla dem ba commencé tijji suñu xol ci doomu Abdoulaye sallallahu alayhi wasallam moo commencé dem guddi àjjuma Thiès après Dieng commencé di wax ak ñun tamit ñu dem ba bindu xayraat bi ñu bindoo xayraat dugg ñëw man foofu laa xamee xayraat bi ma ñëwee xayraat góor gi nag mosuma ko teg bët mais bi ma duggee xayraat commencé fréquenter xayraat fekk ba bindoo gu ma sax mais booba teewul tamit maa ngi def yëfi xale parfois ma dem baal wala affaire yooyu un jour dama dem benn soirée ma toog ma ñëw si fajar gi nelawuma de dama gëmm rek ma gént góor gi mu def benn armal ànd ak ay nit sànni ma si digg bi ne ma lu tax nga kon defal ma ñetti salaatu ala nabi def ko àddee yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek daal di dem ma ni bërët yow ci laa gëjee baale ba suñu jot na yàlla tey ak yeneen yoo xam ni El Hadj Modou Ngom kenn du moom man boo gisee tey lu ma def xeeb ko amoon naa fi ay yenn coow yoo xam ne nii am na ñu ko xam de passage mais góor gi la doomam gént mu ne ko neel Sakho maay nijaayam mais ko El Hadj Modou Ngom di sa nijaay war ngaa tiit El Hadj Modou Ngom di sa nijaay war ngaa dellu gannaaw ci liggéeyam góor gi da nga toll situation bu doy waar nga tëdd mu géntloo keneen ni ko neel diw na def lii ak lii ak lii wala nee ko bu mu def lii ak lii ak lii ak lii ak lii te waa ji du xam man problème bi ma am kooku naa am gën naa góor gi de nee na ma na nga def lii ak lii ak lii ak lii ma xam ne loolu mooy saafara loolu. tabaski 2 ans ci gannaaw dem naa Louga suñu kër di julli ji yóbbaale sama Mouhamed Aïcha mooy ki ma tuddee yaay góor gi maam Aïssatu ak ki ma tuddee sama yaay sama soxna tëdd heure dem ñaani ndéwénal noonu mu gëmm nii rek xaw a nelaw mu gént góor gi mu ne ko mu ne ko xale yi bu leen moytuwul daan leen sàcc surtout kumba mu ndaw moomu ki kay sàcc boutique la yor te ci suuf comptoir bi la koy def na ngeen xool xale yi sama soxna ni bërët yeew tiit woo ma yuuxuma ma daw ma ne ko lan la mun ma ana xale yi ma ne ko ñi ngi solo pour dem mun ma mu sëgg ma ne ko mun ma góor gi nee na ma lii ak lii ak lii ak lii
kon Alaaji Modou Ngom moom ñun est-ce que ñun am nañ fayam ku lay sàmm bay sàmm say doom aw musuma ko gis si àdduna man musuma ko gis boog fàttaliku ma ko man góor gi si gént rek laa koy gis si gént rek laa koy gis waaw gént rek laa koy gis musuma ko gis góor gi nag dafa nekk kilifa goo xam ne nii Sénégal bu ñu gëstu woon si ay mbiram tuuti gëstu rek kan mooy Alaaji Modou Ngom gëstu histoire am parce que nit ki tamit mën nga ko bañ mais nga xool jaar-jaaram parce que àdduna lépp loo gis lan moo tax booy wut liggéey boo ñëw dañ lay defal entretien parce que pour xam yow sa CV lan la xam say capacité li nga mën a li nga mënul mais gars yi nañu natt Alaaji Modou Ngom bu nga nattee bi laaj ñoo xam ne mooy balance bi 10 mais balance boo xam ne mooy poids boo xam ne balance bu mu tegu léegi loolu sa teg du jug góor googu kenn du Alaaji Modou Ngom kenn du moom nee na fépp yonent bi jaar sallallahu alayhi wasallam dinaa fa jaar góor gi dóor nañ ko xas nañ ko toroxal nañ ko def nañ ko lu ne mu ni tekk boo xam ne baax naa leen ngeen jëmmi Rasulullah wala baax naa leen ngeen Moustapha yonent bi dàquñu ko sànniwuñ ko ay xeer génnewuñ ko fi mu dëkkoon mais tey xoolal Màkka dem fa chaque année ñaata millions de personnes ñooy dugg si vol yi dem di ziyaare Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te jamonoom nii la woon rek nit ku ñuul moo ki ñaan li ko jege toujours du ko yéene jàmm mais àdduna bi na nga xam ne jàmm ji mooy Alaaji Modou ku ni boo samay mbir na nga ci maan boo si mënu maanu jàppal nga julli ñaar rakka ngay ñaat yàlla kan mooy Alaaji Modou Ngom yaakaar naa kooku soxorul kooku yéene na ñëpp kuy def ay kilomètres di dem di wax laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah di dem si Bumuda Casamance Goudomp di dem fépp Guinée Bissau foo xalaat si àdduna bi rek si sous région bi Alaaji Modou Ngom dugg na fa ak Sénégal ndax lan kaa leen bëgg Moustapha buy dem nit ñi dañuy paas joxe ndimbal yow mi nga xam yow la ñuy fekk si buy ñëw dañ lay indil ndimbal foo gis gan buy dem gàmmu di jël ndimbal di ko yóbbaale di ko joxe amul yow ko da nga dem ñu teral la ba pare booy ñëw ba matu ñu jox la paas wala nga am xew di ngénte sa doom góor gi jënd ceeb bi man fekk naa ko am na ko xam ne loolu tax mbokk xeeraat moo jënd góor gi jënd ceeb jënd diwlin def ko si R18 boobu yóbbu ko. kooku ci ay nitam la. waaw ci ay nitam la te kooku taalibeem la. kooku ay xaritam ne ko yow waaye ana seen sëriñ bi mu ne ko moo fi ñëw dem indil ma lii ñu ko kooku mooy seen sëriñ bi mu ne waaw góor gi ñëw ana seen mu ne sëriñ baa nga ne kooku looloo tax mu bokk xayraat parce que pour ñoom sëriñ mum mu rëy la oto bu rafet mbooloo dar la sëriñ dafa diis te góor gi naa man dama sëriñu kenn booy bindu xayraat góor gi Alaaji Modou Ngom la muy wax da ngaa ñëw pour xaritoog yonente bi waxul da ngaa ñëw pour xaritoog Alaaji Modou Ngom da ngaa ñëw pour xaritoog yonente bi sallallahu alayhi wasallam la wax nee na sëriñ ëllëg yowmal xiyaam sëriñ day layoo ñim nangoo ni moo doon seen sëriñ parce que sëriñ say taal war ngeen a jàngal ponk l'islam lu ñuy jàppoo faratay julli lépp war nga koo jàngal say taalibe mais góor gi jàngaleem dafa extraordinaire boo xoolee moom ci boppam mawlud nga xam ne mooy bisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa ñu ko njëkk a def ci la bokk da daan takk ndigam def tànku neen di tàntal doomu Abdallah ji sallallahu alayhi wasallam boo xoolee si yenn vidéo nga dégg mu naan Muhammad kooku Muhammad da koo jaral lu ne Alaaji Modou kenn ëpp ko woon alal léppam dépassé na ko si doomu Abdallah ji muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon gars yi nañ ñu dellu si waat suñu xel ak suñu xalaat xool kan mooy Alaaji Modou Ngom te manqué wàcc billahi wallahi taalaahi ku ko gëmul na nga ci maanu lépp lu ko waay wax ëllëg di nga ko rëtt di nga lor sa bopp lor sa njaboot jërëjëf. Waly Sakho vraiment waxtaan bi neex na dégg nañ li nga waxee ci kilifa gi vraiment loolu tamit tax na ñi doom dégg turu kilifa gi tamit dañ comprendre bu baax kilifa bi nan la yare ay nitam nan la nekkee woon fii ci Sénégal waaw loolu yëpp dégg nañ ko ci say explication waaw Waly kon tey vraiment kontaan nañ ci li ñu la invité ak ci ni nga ko leeralee waaw Waly lan ngay tàggatoo. xanaa di leen remercier yéen ñi def lii parce que initiative bi ngeen def nii bu doon ko xeeb parce que loo xam ne àdduna bi yëpp mu ngi koy suivre ngeen xalaat idée bi def ko donc man li ma leen di ñaanal mooy yàlla lafa leen ci cat yàlla musal ci cat ba déwén buñ koy waxaat ngeen gaare seen i 4x4 fii ak seen i L200 di dugg sous région bi di def ay reportage
kiif nii yàlla na yokk ci barke 12-12 bi si darajaay Muhammad barke Allah ñu mën ngom li ngeen bëgg yéen a ko xam fi ngeen bëgg a yóbbu seen télé bi yéen a ko xam yàlla na ngeen fa yegg si darajaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sant naa leen gërëm naa leen sant naa ñëpp remercier naa leen yàlla na leen yàlla fay bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wasallam jërëjëf. kon am nañu kontante bu baax tey ci niñ ko invité woon kon boog ñu dig daje ba beneen yoon jërëjëf. Thank you.